ci côté sécurité boobu dafa faillir complètement. mu am nag décret boo xam ne dañ ko daté 27 février 1964 décret boobu nag doon régir li nga xam ne mooy limitation zone bi 9 mètres ci ñaari côté yëpp kenn waru fa dëkk. ñoom ñu ne nag code de l'environnement dafa leen exiger tous les 10 ans ñu daal di changer ligne bi ndax nag yenn saay day am corrosion maanaam day am yenn saay ay yàqute. Le DG de la SAR génn fan yi ci benn télé de la place mu ne comme produits yi génnoon ci géej bi mu ne les produits ne sont pas impactants noonu la ko waxee. Réponse bi ma gën a métti ci waxam mooy loolu. xam ñoom dañu am un projet d'après ce qu'ils ont dit pour def un sea line buy jaar géej ñu abandonner pipeline bi en 2025 mais le journaliste lui a posé la question ne ko est-ce que la population devra s'accommoder avec le danger jusqu'en 2025. Vous savez lan la tontu ils se sont toujours accommodés avec le danger depuis 63 par la grâce de Dieu. D'accord, par la Sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf daan wax ne yàlla loo ne du ko seetaan na lu ko yées. kon moom le DG de la SAR bi mu génnee on s'attendait à ce que mu andi ay solutions wala mu wax ay mesures de sécurité yoo xam ne population Thiaroye-sur-Mer bu ñu tëddee danañ nelaw mais li mu wax dafa gën a lëndëmal suñu xel et puis daf ñu gën a tiitloo amul benn mesure bu ñu la mën a wax ne lii SAR jël na ko. parce que ñu jàpp ne ngir lu jëm ci wàllu SAR solution bi benn rek la. moo mën a am te bu ñu sañoon ñun benn bi mooy am ñu defal nu ko parce que yëkkatinu ndax village Thiaroye-sur-Mer bariwul yaatuwul booy xool devanture Thiaroye-sur-Mer boo jëlee tali bi lépp c'est commercial Thiaroye mën na ko xam foofu Thiaroye-sur-Mer a ngi lii mooy Thiaroye-sur-Mer donc léegi bu la baie de Hann ñëwee jël li mu am pipeline bi jël li mu am géej gaa ngi ñëw xamuñu kañ lañu géej gii jël kon Thiaroye dafa disparaître donc benn rek lañu bëgg mooy ñaari ba la wax léegi danoo wax ne keroog bi mas noo dajeeg directeur SAR fii école franco-arabe ñu waxtaan ak moom mais dañ ne ñaari solution moo mën a am benn bi mooy jële fi tuyau bi jaarale ko géej wala ñu yëkkati habitation yi fay leen te ñun bëgguñu ku ñu yëkkati te comme bii moo gën a yomb bu nu sañoon ñu jëlal nu tuyau bi déqati ko jaarale ko géej mën naa ne très facilement c'est possible budget Sénégal ban nañ cee def loolu pour sauver des vies humaines. askan wi ba ñu waxee seen solution SAR nag jàpp ne solution bi mi ngi ci autorité compétente bi nga xam ne jox nañ ko ci ab lim li nga xam ne xayma nañ ko doon ay kër yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ñoom lu ñu jàppee emprise SAR loolu nag toll ci 4 téeméeri kër yoo xam ne listé nañ ko jox nañ ko autorité bi nga xam ne moom moo ko war a yor. ginnaaw nag essence ba ñuy wax ne ma ngay tukkee ci tuyau SAR yi ñoom Thiaroye ñu ngay jànkonteel ak ay pollution yu jóge ci ay usines Thiaroye li ko wër yëpp ay usines la ñenn ñi di wax lu tollu 100 ña ca des dem na war na sax mën a yegg 40 loolu yëpp askan wi àndax di dëkk ak moom. mu bokk ci aussi Senchim bi nga xam ne ICS moo ko moom. bon yooyu laa ciy lim ndax yooyu lañ gis ne ñoom ñooy dégager ay produits yoo xam ne boo xoolee rek da nga koy mën a gis peut-être yeneen yi ñun duñ mën a détecter impact bi muy def ci population bi mais la plupart d'entre elles ay sociétés yoo xam ne chimique la ñuy utiliser quoi. ne Thiaroye dafa bari ay usines yoo xamante ni dañuy jël li nga xam ne dañ koy liggéey ak yenn yi di ko tuur ci biir géej gi loolu aussi dafay indi ay jafe-jafe. am na beneen jafe-jafe aussi mooy xam nga Thiaroye raay bi daf ko traversé te raay bi train bi dafay transporter produit chimique muy phosphate bi loolu aussi dafay indi problème mu Senchim moom déggoon nga ko mais Senchim am na délocalisé nañ ko loolu la ñu wax bien vrai que am na ay yoo xam ne ni seen magasin yi am na ay produits yu fa desoon yooyu la ñu doon wax pour jëm ko évacuer. ñoom ñi le askan bi xale yi mag yi ndaw ñi ñoom ñëpp bokk di nooy ay produits yi xam ne ay produits toxiques la. ñeneen ñi jàpp ne feebar ñàkku fa ndax nag yile pollution day indil jafe-jafe askan wi. ma conséquences yi dafa bari xëy na dafa am lu ma la ci lima rek am lu may bàyyi d'abord yi nga xamante ni jàlloon na fi mun naa parce que on a fait quand même un peu de suivi ak évaluation même si c'est d'une manière informelle def nañ ko wax naa la sànq ci problème plomb bi xam nga plomb li ci doy waar mooy dafay indi manque de croissance. mi nga xamante ni xale bi ni mu waroon màggee du ko màggee. Deuxièmement manque de performance scolaire parce que xale bi xelam dafay nëx day jàpp le système nerveux
loolu ci conséquences yi nga xam ne baaxul ci wàllu environnement ci plomb dafay am. leneen li nga xamante ni la pollution d'une manière générale ci li muy indi ci conséquence bari na parce que boo seetloo tey boo demoon district sanitaire bu Thiaroye ce qui est sûr nit ñi d'après études yu ñu def ci nga xam ne mooy Thiaroye Géej Hann Bel-Air ak Mbao boo demee lu ci ëpp ñi day am problème yi nga xamante pollution da koy indi bokk na ci ay problème yoo xam ne maladies yi nga xam ne ni c'est lié à la peau muy maladie dermique yi. leneen li aussi dafay am li nga xamante ni ay problème mu bët yooyu dafay am leneen li mooy day bari ay maladie diarrhéique parce que xam nga xale yi fay nekk dañuy fo ak suuf bi ak yooyu ak dugg ci géej bi dugg génn muy créer ay ay maladie diarrhéique yooyu yëpp ay conséquences la ci pollution. xam ne nii dafa doy waar nooyi bi nga koy nooyu ñëpp xam nañ ne boo nooyee lu bañ di nga am ay problème respiratoire bokk na ci sànq Shenchim avant ñu koy délocaliser totalement ñi dëkkee quartier boobu ñoom dañ daan am yooyu problème respiratoire nooyi ko problème la da nga daan dégg même ay cas de mort ci agents yi nga xam ne ñoom ñoo fa doon liggéey waxuma ko c'est des chiffres yoo xam ne c'est officiel ñi ñoo ko génne wala ay maladies yoo xam ne dafay doy waar. pollution daal conséquences yi bari na dina yàq gàncax dina yàq nit doomu aadama te dina yàq géej. ci quartier Ngandiaw bi nga xam ne ñun maîtriser na ko bi fa plomb bi amee problème environnemental xar yu bari dañu deewoon. kon Thiaroye ginnaaw ba mu dundee jafe-jafe bu jóge woon ci plomb bi ba ay xale daal di ciy faatu tey ji itamit ni ki quartier Ngandiaw ñoom itamit lu jëm ci wàllu train ICS bu fiy jaar indi na leen ay gàllankoor. bi nga xam ne moom lañ fiy sentir mooy raay bi daal moom bu fiy train bi di jaar saxaar si muy dégager fii da ngay mujj sax da ngay waaru saxaar bu bare waaw donc léeg-léeg mu tuur fii affaire am yi doo mën wax. ndax produit ba muy yóbbu saa su ne rek dafay daal di tuuru. mais li muy transporté muy ces produits chimiques ci village bi la koy jaarale par les rails yi nga xam ne ni yéen a ngi leen di gis nii sama ginnaaw. askan wi dëkkee jaaxle dëkkee tiit ci li nga xam ne moom la ñuy daal di dund ci lu jëm ci wàllu ay produits toxiques yu ñuy daal di noyyi ñoom nag jàpp ne dem nañ sax ba tàmm ko dafa bokk seen àdduna waaye li ni mel ay gàllankoor dong la leen indil. mënuñ ko sentir ndax nit ñi moom bu doon tey mënoo xam ndax mi ngi koy def wala defu ko ndax sénégalais moom ni muy feebaree day toog ba ne las si benn place ba feebar boobu jur yeneen donc mu doog a dem hôpital quoi. ne miineel am na parce que nit dara boo ko miinee donc du la indil jafe-jafe gàllankoor miineel am na xam nga nit ki boo demee ba contaminé ak benn affaire da ngay dem ba danger boobu dootoo ko sentir keneen mooy taxaw gis danger bi mais pas yow mi fi dëkk. waaye nag askan wi nekk ñu benn yoon ci sécurité. mais nag ku ne xam na ni danger la ci train bu yàpp marchandise bu nu toll donc produit phosphate yeeg acide yeeg di fi jaar matin au soir nuit xale yi di ko traversé léeg-léeg mu bàyyi fi ay quelques décès donc loolu danger la mais. ginnaaw loolee itamit beneen ni mbir doon nag émissaires yi nga xam ne ndox mu bon la ñuy daal di ñëw sotti fii ci géej gi. yoo xam ne dañ leen di jëlee lu mel ni Diamaguène Pikine ak Guy ga di leen sotti ci ndoxu Thiaroye-sur-Mer yooyu ay eaux usées lay transporter wala eau pluviale li gën a doy waar village bu mel ni Thiaroye-sur-Mer di un village lébu ñuy transporter boo jaaree géej di nga gis plus d'une dizaine d'émissaires yoo xam ne ñu ngi sotti ndox ci géej gi. am na yoo xam ne nag déchets yu société yi la mais am na ci yoo xam ne ay eaux usées la ak eau pluviale. géej gi nga xam ne doon na lu mool yi di jëfandikoo ngir mën a dundal seeni njaboot ngir itamit mën am ci lu ñu jàpp dafa dem ba mool yi bu ñu duggee ci géej gi rek ngir ñu am fa jën da leen di jafe. sinon dafa yàq li muy yàq bari na parce que xam nga Thiaroye géej dëkku mool la boo jëlee population bi 60% yi géej moo leen yor kon géej bi bu fekkee dafa am pollution dafay yàq lu bari parce que loolu dafay créer lu ñuy wax rareté poisson géej bi dafay sori boobaa loolu moo waral sax suñu mbokk mool yi du ñu xam ne jën bi li muy sori loolu moo ci impacté wu pollution bi parce que da nga daan def mbande essence yi daawul bari nga dem jàpp jën ñëw wala nga dem mbaali ñëw mais léegi da ngay def lu bari li ngay daw dafay bari te pollution bi rek moom moo ko waral man je pense que daal. li ni mel nag indi ñaari mbir réer yi moolu Thiaroye di réer waaye tamit immigration irrégulière bi nga xam ne ñu ngi koy faral di jëfandikoo ndax gisuñu la ñu napp. géej gi ku nekk gis nga li fi xew
yaakaar naa ne suñu mbokk mool yi duñ ma démentir Thiaroye-sur-Mer dañ lay nettali ne da nga daan dox ci biir géej di jàpp jën mais léegi mën ngeen remarquer chaque fois dañ leen di wax ne ay mool réer nañ Thiaroye-sur-Mer. Vous ne vous posez pas la question lan moo koy andi dañuy def seen gaal yi essence bu dul jeex dañuy daw ba essence bi jeex parfois ils ont des problèmes même pour retourner ndax jën lañ dul gis te loolu feeñ na même ci émigration clandestine bi ndax li ci ëpp ci lu dem ay nappkat lañ. te yëlee émissaire sax ndox ma may indi jógewul benn yoon ci Thiaroye. si yeneen dëkk yi lañ jógee amul benn bu ci jógee Thiaroye-sur-Mer te amul benn bu ci connecté Thiaroye-sur-Mer. Thiaroye-sur-Mer son problème majeur c'est l'inondation dafay taa comme pas possible il devait même penser connecté ñu ci canal yooyu mais yooyu yëpp amul donc c'est des problèmes yoo xam ne kenn mënu la wax lépp Thiaroye-sur-Mer daal c'est une poudrière. dëkk bi pollué na géej gi pollué na tax askan wi jàpp ne luy solution rek mooy baie de Hann te nu mu gën a gaawee gën a baax. solution baie de Hann bi lu mën a saafaraal la. gis ngeen reportage bu am solo bu ñu Fatou-Laye Mbaye Diop defal ci jafe-jafe wi askan wi yeewoo Thiaroye-sur-Mer di dund waaye Fatou bàyyeeguñ la déedéet dañuy ànd ak yow dem ci beneen reportage ci beneen Thiaroye mu jëm ci wàllu terre bi dégg ngeen fan yee si ginnaaw coow li nga xam ne am na fi ministre bi gouvernement bi di xataraay di wax ne dañuy bind lettre de protestation parce que ambassadeur bu France dañ ko dalal ci benn émission mun a terre bi mënagul tàmbali léegi buñ koy xalaat nañ ko yaakaar sax ay avril essayé ñoom ñoo waxoon ne terre bi fii ak décembre mu pare moo ne dañoo yëpp ambassadeur bi rek ndax Édouard Philippe di premier ministre bu France ba mu ñëwee fii di nemmeeku liggéey bu société française yi def ci terre bi waxoon na leen ko mu leer nañ ne leen seen terre bii mënuñoo tàmbali te nag ku xippi rek di xool liggéey bi nga xam ne moo jëm ci terre bi xam nga ne fii ak benn weer ba ñaari weer mënut a tàmbali waaye terre bi di train express régional dafa jural loraange bu rëy a rëy askan bi waxoon naa leen dina dem Tëngéej mais tey Thiaroye la ñuy dem terre bi da ko xar ñaar askan bi di jànkoonteeg ay jafe-jafe yu tar jafe-jafe yoo xam ne foo ko natt rek weesu na ko lépp luy jumtukaay ñu soxla ko miir ba ñu def ngir terre ba mën a jaar bi dafa jël lépp luy jumtukaay def ko ci beneen wi wàll gi passerelle yi matagul waaye wàññeeku yi am jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ñu wàññeekuwul sax am jafe-jafe ci dem beeg dikk bi ci wàllu terre bi ndax passerelle yi baaxul dara baaxu ci loolu nag Fatou-Laye Mbaye Diop demoon na nemmeeku askan bi waxtaan ceeg ñoom ci jafe-jafe yu ñuy dund ci liggéey bu ñu tàmbali ci wàllu terre bi ñu àndandoo seetaan reportage boobu la
àddina di dox dëkk dafay dox ànd ak moom tax nag nguur gi daal di amal li nga xam ne moom la ñu tuddee train express régional ñu koy woowee TER wooweele ba mu ñëwee ba léegi tracé bi daal di indi njaaxare ci yenn askan wi ndegem ne jàpp nañu ne lu baax la waaye nag la mu war a àndal àndalu ko. laata nga yegg Caaroy da ngay jaar Pikine ginnaaw raay file def nañ ca ab passerelle askan wa di fa jaar di dem di dikk waaye nag ña nga xam ne tey jii ñoom jàpp nañu ne dañu leen xaw a fàtte wala sax nañu leen sóoraale baaxul doon ñi di du ndax waay laa ko dem bex dikk bi jafe leen loolu fii ci Pikine ginnaaw raay. nga bu ñu nee TER dafa indi révolution la indi ci Sénégal c'est en terme de c'est nañ ko expliquer commencé gul mais en terme de déplacement en terme de communication en terme de développement gis nañ ne projet bu baax la pour les populations mais loo gis tamit projet boo gis lu mu baax buñ ko jàngatul bu baax dina indi ay problèmes yoo xam ne bu ëllëgee mën naa indi problème population yi ñun nag dañu bokk ci ñi nga xam ne muy personne handicapée yi waay laago yi dañu bokk ci ñi nga xam ne tey li ñuy wax ne mooy dégâts collatéraux yi dégâts yi nga xam ne moom la TER bi indi ñun dafa naa ne ci ñi nga xam ñoom la gën a gaañ waay laago yi ci lañ bokk. xam nga li tax ñëpp xam nañu waay laago même bu fekkee foo xam ne sax amul jéggi amul dara seen déplacement problème la ñu xëy jour ne dañuy tabax fatt mbedd yëpp fatt yoon yëpp ba pare dafa fa loo xam ne tey même ñi nga xam ne seen tànk yi dañoo baax wala sax seen gis-gis baax na wala leen waay laagowuñu dañuy am ay jafe-jafe pour jéggi pour mën a dem ci beneen côté bi te ñun xam nañu banlieue bi nuñ ko tabax. ndax ñoom ñi lay même bu dee passerelle am na te àndax rampe ñoom gis nañu ne lii lay arrangé wu leen benn yoon ndax du lu ñu mën. ñun bañuñu ay pont yoo xam ne rampe la d'ailleurs pont passerelle yi fi nekk wax dëgg yàlla tamit rampe la mais li ñu constaté ci rampe yi mooy rampe yi 250 mètres la xoolal une personne handicapée buy jéggi benn rampe boo xam ne 250 mètres la ndax da ngay yéeg bi 100 mètres la nga traverse ci kaw 25 mètres 20 mètres 50 mètres nga wàccaat 100 mètres mais loolu est-ce qu'une personne handicapée mën na ko c'est pas possible non seulement coono bi ci nekk mais aussi amuñu possibilité tey boo man am na ñoo xam moto lañ yore peut-être loolu c'est possible mais danger la aussi bu moto bi baaxul nga yëg ba ci kaw daanu wala leneen mais c'est des dangers donc passerelle yi loolu la. seen activité yi tamit ñoom ñi lay waay laago yi jafe loolu ndax nag dem bex dikk bi na mu nekkee woon nekkeetu ko. àll bi dañ ko tabax façon boo xam ne boo duggee ginnaaw raay ak ñi nga xam ne mooy beneen côté bi mooy cité yi exemple waa Icotaf dañu nekk population boo xam ne dañuy demalante ak dikkalante si wàllu xamante di demalante dikkalante si wàllu koom-koom ak wàllu aada ak wàllu social mais tey on a senti que tey handicapé yi nga xam ñoo dëkk ginnaaw raay ñaari kii yooyu il faut que ñuy demalante di ñëwlante il faut que nit ñi di déplacé wu di jéggi ñee di jóge fële di jéggi di ñëw fii xam nga li tax tey exemple am na personne handicapé yoo xam ne seen liggéey si beneen côté bi la nekk parce que ñun côté ginnaaw raay bi ñu dëkk côté Icotaf bi moo gën a xaw a développé tuuti marché yeeg yëpp loo xam ne infrastructure la parce que foofu lañ jëkk a tabax avant ginnaaw raay infrastructure yeeg yëpp foofu la nekk marché yeeg yëpp foofu lañ ko tabax école yeeg yëpp foofu lañ ko tabax ñun dañuy obligé ñun donc obligatoirement di jéggi di dem tey handicapé yi ku si amoon métier ku si amoon sa liggéey am sa mbaar mbaa nga am sa boutique mbaa nga am sa dara tey gis naa si ñoo xam ne toog nañu 3 mois yoo xam ne mënuñoo jéggi ñu dem ba benn moment loolu doyul
ñu ne léegi nag dañ koy fatt carrément fattu ko carrément amatul fenn fu nit di jéggi man mii lay waxal ni j'ai resté presque 6 mois yoo xam ne côté Icotaf bi daw ma fa ndax mënu ma ko jéggi man mënuma risque bi nit ñi di jël sax valide di kii ñun mënuñu ko parce que valide mën nañ jël risque di yéeg ay mur di tëb di kii ñun mënuñu ko. li leen arrangé doon tunnel bii axakay lu baax la waaye nag bëccëg dong lañu ci mën a dox ndax nag bu guddee fii lëndëm kurus lay def. bu guddee kenn du fa jaar óorul ndax amul sécurité malgré nag la police est là-bas ndax am nañu poste de police bu fa nekk bu ginnaaw raay ñu ngi def lépp lu ñu mën lépp lu ñu mën si kii mais mënuñu fa nekk nag di ko garder 24 heures sur 24. amul benn fu ñu fa prévoir foo xam ne di nga gis ne fii def nañ fa lumière prévoir nañ ko donc même tunnel boobu ñuy wax noonu ñu defar tey boo fa demee nii ndox maa ngi fay génn encore nañ ko noonu naan ñu ne door kenn dootu fa jaar ginnaaw raay day fa lay jaare bloqué mais nañ defaraat tunnel ba mu normal bu ñu ko defaree peut-être les personnes handicapées dinañ soulager wu un peu pour pouvoir vraiment traverser. nawet bu ñëwee itamit tunnel bi du doon fu ñuy mën a jaar kon nag dañuy dellu fa ñu tollu woon maanaam toog bañ a génn wala sax jaar ci rampe bi nga xam ne jafe na leen loolu wala wiiri bi nga xam ne ñoom way laago yi duñu koy mën. man sax damay jëkk a wax ne waaye laago yi dañ leen waroon a dédommage man loolu laay jëkk a wax parce que 90% si ñi fi nekk liñ leen yàqal kenn mënu kaa fay moralement physiquement si seen alal si seen liggéey kenn mënu kaa fay. deuxième bi mooy nit ki dafa am droit de déplacement comme tout un chacun déplacement bi déjà taxaw na parce que déplacement bi c'est très difficile. ñoom nag ne nguur gi am na solution dana ci taxaw. donc li si mën a nekk man li ma xalaat mooy defar nañu fi nga xam ne mooy tunnel bi mais tunnel boobu ñu defar tey non seulement defar nañ ko ñu ngi ko defar bàyyi ko yeggaluwuñu ko. ginnaaw Pikine ginnaaw raay ñu wéyandi fi ko jege lool doon Thiaroye Gare file ba ñu fi yegsee rek askan wi dégg sunu teewaay rek ñëpp a tàmbalee génn. ñaan ci mbedd fi mu ne nii fii zone bi yëpp liy mbedd te lii li mu ëmb bare na gendarmerie baa ngi lii ba kastal bi moo ëmb sam-sam moo ëmb ginnaaw raay moo ëmb tali jàll mbedd cinéma buntu bi moo fi ne mooy Thiaroye buntu bi mooy Thiaroye moo ëmb cinéma moo ëmb école baa ngi gendarmerie marché Thiaroye maternité dispensaire lépp fii la ak kii mairie bi lépp buntu bii la ñu am moom nag Macky Sall bu ma sakkalee nag moo jaaxal fii rek ngay jaar fii rek la ñu am nag fi mu ne nii Thiaroye gi yëpp fii rek. ñoom ñi lee bokk la ñuy daal di kaas ci Thiaroye Gare nag magax ndaw ñëpp ñi lee buntu bii mooy seen yoon mooy seen espoir bu ñu ko tëjee rek ñoom dañuy jàpp ne ñu ngi ci ab prison. instant bii nii jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ak TER bi tar na lool ci mag ñi ci xale yi ci ndaw ñi ci ñëpp fii nii. waaw ñu dañoo dëgg si 4 avril si le 31 décembre passé président Macky Sall ne dañ koy tëj dañuy tëj muy lépp et foo dem 300 mètres yu nekk am na passerelle te loolu Thiaroye Gare amu fi ba yëmbal. amul passerelle fi mu nekk nii ay jafe-jafe lañu am jafe-jafe pour jéggi ak jàll dem côté Tëli Jàll ak dem ci mbedd cinéma yooyu yëpp ay jafe-jafe la pour dem ci marché bi pour dem ci école yi ci hôpital bi ci dispensaire yi ci entraînement xale yeeg lépp ci football ak lépp ci camp bi moo nekk jafe-jafe yi te tëj boobu noonu ne dañoo jàpp ne du yoon. depuis que Sénégal sosu depuis que le village de Thiaroye sosu ñii dañ fi yàgg di jaar tuddee ko mbedd cinéma mbedd boo xamante ne àdduna wëngal këpp ñëpp a ko xam. ndax buntu bi la askan wi di jaar. dem fi nga xam ne fa la lépp nekk bu wet gi askan wi nekkee fi beneen wet lépp loo xam ne rek ñoom ca li ñu jëfandikoo ci infrastructure ci hôpital ci gendarmerie ci marché lépp nga ci beneen wet ga. suñuy besoin surtout élèves yi jàng école bi. vous vous rendez compte de ça. Il y a une école primaire ici. Il y a la mairie vous avez vu. L'hôpital est là. La maternité est là. donc fan la ñuy jaar pour am accès foofu. jéggi rek la ñuy mën jaar ci buntu bi ngir dem yegg si fa. feeg dëkk bi neexoon na parce que da nga daan jéggi raay rek dem
da nga daan jéggi raay rek dem école bi maa nga dem ci dispensaire maa nga dem ci hôpital bi maa nga dem ci maternité ba maa nga lépp mi ngi ci côté bële lépp ngi ci côté bële waaw. léegi nag bu ñu tëjee buntu bi ab tiitaange moo yegg si askan wi fa ñuy jaar pour yegg si fa ñenn ñi jàpp ne dina doon ab retard ci xale yi doon ab retard ci mag ñi doon ab retard ñi nga xam ne dañu war a dem ca hôpitaux yi wiir yi war leen te moo ne de dëkk bi benn dëkk la woon. Thiaroye amul benn passerelle zéro amul benn passerelle pont bi sax yëmbal la jëm ak Sicap Mbao benn bi mu ngi génnee croisement yëmbal benn bi génnee croisement Sicap Mbao Thiaroye Gare gisul dara ci terre bi amul ci tous. solution bi ñu leen indil jàpp ne loolu mënul ne fenn soxna yi du yuuxu wàllu. APEX moo fi ñëw ne dañuy indil ay bis pour mu transport waaye loolu arrangé wuñu ñi fiy jaar ñëpp bis mënu leen a yóbbu danoo bari te ñu dëkk fii mënu ñoo déplacé wu dem ba fee bis di leen yóbbu fii moo ñu arrangé nañ ñu may passerelle ay jaboot lañu dañuy jàngi dañuy dem marché dañuy dikk dañuy dem maternité dañuy dem dispensaire dañuy dem ca CM baak fépp kon nag ñun daal passerelle moo ñu arrangé. mag ñi ak ndaw ñi ñoom ñoo ciy gën a yëg lu metti ni ki chef de village bi di waxee jàpp ne solution bi lenn la passerelle ak fañ ko war a teg. diggante bi passerelle pont bi ak passerelle bële dafa sore ay kilomètres la waaw te nag loolu itam que ay mag mënuñu koo jàll ay xale yu ndaw mënuñu koo jàll ñëpp passerelle la ñu soxla ñaari passerelle daal la ñu soxla bu ñu defee fii mbeddem cinéma passerelle def fële ci passerelle moo jàmm ne ñooy. askan wi bokk di jooyoo benn mbir muy passerelle. mooy leen lan moo tax ñu topp fii te amul passerelle man loolu moo ma jaaxal man sam-sam am na ñaar nga dem ginnaaw raay passerelle yaa nga fa lu tax fii amut man sama daal yëpp dagg na xoolal yi may sol léegi yii rek laa jël léegi bàyyi naa carax boo jënd mu dagg sonn rek nag daanu fi seen liggéey daal yow nga nekk di jaay ba ma gisoo ma feemalal di jaayi kawas yàq na ko kan moo fiy dugg